tey la woon caatum 1970 moom nag Chérif xam naa fekke na ko peut-être ak Malick Thiandoum mi ñëwul muy parution dernier numéro bu mujj bu yéenekaay bi di Dakar Matin nag xam ngeen ni 1961 lañ ko taxawaloon juróom-ñeent ci at gannaaw ba Soleil ñëw wutu ko fi mu jaare ci nag wax jafe-jafe yi nga xam ne moom la ñu nemmeeku ci kër goog nga xamante ne si moom mooy Le Soleil un jour au Sénégal un jour dans le monde dañ ci ànd ak Fatou Kiné Deme. Khalifa Ababacar Sall ci kaso bi ay jegeñaaleem mbokk ya ko daan seet si visite yooyu mujjoon am ay jafe-jafe avocat yu koy layal ñoom ñoo ko xamle woon altine june dootul ñaar fukki visite lay am waaye fukk kepp teg ci itamit buy wax ak ñoom ci ab parloir lay doon mu mel ni sutura amatul ci diggante Khalifa Ababacar Sall ak ña daan ñëw di ko seeti ci kaso bi bu njëkkoon amoon na ab saal bu ndaw bu mu daan dalal ñu ko daan seet si loole nag ñi ngi ko tàmbali woon ci moom fukki fan ak juróom-benn ci weeru mai atum 2017 di jamono yi mu nekkee ci kaso bi. buuru Espagne Juan Carlos fukki fan ak juróom-benn ci weeru mai atum 1979 ci la ñëwoon amal ab tukki nemmiku ci Sénégal. fukki fan ak juróom-benn ci weeru mai atum 2007 ci la Nicolas Sarkozy nekkee président bu juróomeelu république française. tey nag dañuy taxaw ci fukki fan ak juróom-benn ci weeru mai atum 1970 ak yéenekaay bii di woon Dakar Matin. numéro bi mu njëkk a génnee te monté ñi ngi ko sos atum 1961 gannaaw bi nag Le Soleil moo ko wuutu Ndiol Mack Seck secrétaire général adjoint bu section Synpics Le Soleil nekkit coordonnateur bu collège délégué personnel bi di delsiwaat ci jafe-jafe yi liggéeykat yu Soleil amoon na. quotidien national bi nag di Le Soleil depuis mois de décembre lu ko weesu sax. yaakaar naa ñu ngi ci ay jafe-jafe yu tar jafe-jafe yoo xam ne nii buñ ci jóg problème mu comportement njiit gi ndax directeur général bi nga xam ne nii yow bi nga ñëwee Soleil ba léegi sa groupe WhatsApp nga créé di ci saaga agent yi di leen ci diffamer di leen ci toroxal créé ay ennemis yoo xam ne nii wax dëgg yàlla ku ci wax nga toroxal ko ku ci wax nga saaga ko mooy njiit bi nga xam ne ni bi mu ñëwee fekk na fa ay nit ñoo xam ne wax dëgg yàlla ay icône lañ Soleil lu nekk ñu def ko vraiment jox seen dund yëpp Soleil mu jël leen tegee fële ni dege ñi nga xam ne tey waroon nañ apporter lu nekk Soleil mu jël écarter leen tegee leen fële yemut ci sax ndax bu ko yemoon sax ñu ne waaw moom mooy directeur général mais da ciy boole di la toroxal di la fitnaal di la humilier kon manager un bon manager yaakaar naa ne du doxalee comme ci ni muy doxalee beneen bi mooy problème de gestion ndax ñun wax dëgg yàlla gestion monsieur Yakham Mbaye tey na suñu xel trop bëri na ci li nga xam ne nii wax dëgg yàlla interpellé nañ ñu ko ci mais tontu yu ñu tontu ñun loolu doy dal suñu xel te tontu yu ñu tontu doy ñu Soleil nag mu ngi continuer ci crise bi nga xam ne ni wax dëgg yàlla defe naa ne bu autorités yi jël seen responsabilité régler problème bi wala wax dëgg yàlla le responsable du problème ki nga xam ne nii wax dëgg yàlla problème bi moom moo ko waral muy Yakham Mbaye ñu wax ak moom teg ko place am yaakaar naa ne fi ñu jëm foofu ndox amu fa mais man jàpp ma ne moom wax dëgg yàlla am na volonté pour régler ndax waxoon na ko sax depuis le début nee na moom yaayam juru ko pour mu régler problème Soleil yi kon ku mel noonu buñ ko indee Soleil yaakaar naa ne wax dëgg yàlla defee tax koo jub.
aywa Chérif ñu taxaw peut-être ci foofu nga xam ne moom mooy le soleil mu mel ni coow li quand même yàgg na ñu gis Ndiol Maka Seck bokk ci seen syndicat bi nekk foofu ci kër ga fan yi gis nañ leen quand même li ñuy yëngu-yëngal di wax ci seen situation bëri na Cheikh Tidiane et puis Chérif dañu joxoñ baaraamu tuuma seen directeur général muy Yakham Mbaye. waaw Fati li xew soleil daanaka si service public de l'information yëpp la xew muy soleil RTS agence de presse sénégalaise parce que ña fa nekk di ay directeurs généraux maanaam c'est des personnes hors la loi lu la neex la leen def di buum mi ku leen neexut ñu sucré la teg la de côté parce que jege nañ président de la république xam naa dinañ ci ñëwaat mais pour le cas de Soleil Ndiol Maka mi doon témoigner symbole la rek ci dictature bi nga xamante ni moom moo fa nekk ndax syndicaliste la affecté nañ ko fa la nga xamante ni moom mooy ca Thiès bëgg nañ koo muté yóbbu ko ca Kaffrine ñoom jël nañ lu toll ci fukk ak juróom benn plateforme revendicative depuis le mois de novembre 2021 ngir teg ko ci table ji ngir ay saafara jàpp nañ dèjà wàllu dignité war nañ koo indiwaat fa la nga xamante ne mooy kër ga ci Soleil ndax dañ dèjà problème bi njëkk am mooy seen groupe WhatsApp am na fa boo xamante ni Yakham Mbaye mooy administrateur ba en tant que directeur général mais des fois day jël ay kàddu yu ñagas di ko jagleel kii kum neex mu daal di lay génne wala mu saaga la beneen bi tamit mooy ci wàllu li nga xamante ni mooy fonds commun yi Soleil am nañ fonds commun maanaam bu at mu jeexee 10% ci recette publicitaire yi nga xamante ni moom la doon am doon ko doon reverser ñii di travailleurs mais moom dakkal na ko ba mu ñëwee ba léegi moom yaa xam benn yoon la ko mës a fay fa la nga xamante ni moom mooy ca Soleil boo ñëwee également ci parc automobile bi ak véhicules yi ñoom dañ ne dañoo jënd ay oto il faut ñu mise en circulation des véhicules nañ ko def je pense que loolu rek la ci indi saafara ci fukk ak juróom benn ponk yi beneen bi tamit toog nañ fi daal di geler ay salaire u ay travailleurs bu ngeen fi rappelé sax y a un mois ou deux agent Soleil ñoo cotiser ku ci nekk ngir fay ñee seen ay salaire boo demee ca kër ga démb lañ ko commencé peinture mais dañ koo taggee am na image boo xam si nga koy wane taggee nañ ko fu nekk ba nga xamante ni da nga naan mais xanaa nekkutuñ ci le soleil ana kër gi ana président de la république nga xamante ni mooy seen gis nga fii c'est les anciens DG yi nga fa nekk moo tax ñoom ñi ngi xeex ak Yakham Mbaye dina dan place bi nga xamante ni mooy photom parce que directeur général bu jàll comme ci institution yëpp dañ jël seen i photo teg fu muy problème yoo xamante ni yàgg nañu ko def jàpp na ne aussi bëgg nañ ñu ne ñu leeral li nga xamante ni mooy oto yi parce que jëndoon nañ fi ay lu man ni juróom-ñaari oto yoo xamante ni dañoo jàpp ni 150 millions la yoo xam ne moom la jëndee juróom-ñaari oto yi te ba muy lancé appel d'offre bi defeewu ko ci journal Le Soleil dafa jël benn quotidien boo xamante daanaka ñi koy lire bariwut benn week-end nit ñi gisul ñoom it ñu ne bëgg nañ transparence ci li nga xamante ni moom lañ war a yoree kër gi donc coow li bëri na bëri goo xamante ni mooy li ma wax rek mooy les directeurs généraux de la RTS du Soleil de l'APS am Macky Sall rek lan faale moom mooy seen interlocuteur direct même le ministre de la communication faale woon ko moo tax déggoo dans cette crise là ministre bi nga xamante ne mooy le ministre de la communication bi nga xamante ni quand même mooy seen kilifa fii ci Sénégal te loolu quand même c'est une honte pour journal bi nga xamante ni quand même référence te gis neen ko depuis Dakar matin ba léegi ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo fa mës a jiite problème mënul ñàkk mais bu amee il faut waxtaan am également bañ a régler des comptes mais ku ma neexut ma daal day jël affecté la wala ma daal toxal beneen bi mooy am na koo xamante ni correcteur la woon un certain Diallo bi nga xamante ni comme c'est un docteur en lettres day jàngale sax fa la nga xamante ni mooy fac lettres dañ koo jël parce que day syndic wala jege na gars yi ñu daal di ko jël def ko assistant directeur des rédactions alors que c'est un correcteur moom lañ ko doon soxla muy loo xamante ne ay pratiques yeneen yoo xamante ni mi ngi ci kër gi nga xamante ni looy Soleil te ñëpp ci war a jóg quand même taxawu ko parce que day loo xamante ni déjà ñëpp a ko bokk service public de l'information la mais li ñu nemeeku mooy ñi nga xamante ni kam ñoo nekk ci nguur wala jege président de la république di ay njaatige ñoo war a njëkk a respecter li ñu daan législation du travail mais bu dee ñoom ñoo ko salfaañe waxuma keneen koo xamante ni comme yaa ngi ci réew mi gis nga li xew APS moo tax il faut ñu def digression ci loolu ak Bamba Kassé xëy nañ démb ci guddi lu kenn mësul gis journal télévisé RTS ñu lire fa communiqué boo xamante ni dañ ne Bamba Kassé dàq nañu ku ma sa gis loolu journal télévisé lu toll ni journal télévisé waxuñ fa leneen lu dul te dara du ci dëgg non foofu et puis Chérif et puis ñaata Bamba ñaata at la toog joxuñu ko salaire 27 mois c'est lu ëpp ñaari at ak ay weer nga toog et puis nga nekk koo xam ne yaa ngi ñëpp di xeexal sa yeneen moroomu liggéeykaay fekk dañ laa xañ sa yelleef c'est-à-dire Chérif payoor nit dafa représenté lu bëri ci nit ki waruñu la ko téyal. te beneen mooy tey jii ñoom am nañ kii audience tribunal du travail donc muy procédure bi c'est en cours. donc bu fekkente ni taxaw nañ ci télévision nationale lire ab communiqué parce que ñoo yemi pratique muy Racine Talla
Thierno Birahim Fall ak Diakham Mbaye c'est des responsables de l'APR looloo ci gën a garaaw donc taxaw ne kii dàq doon ko alors que procédure baa ngi wéy toog lu mat am na yeneen ñaari soxna yoo xamante également ñi ngi woon APS donc Thierno Birahim Fall tam ba mu ñëwee APS ba léegi la même chose lay def ku ko neex mu dàq dara du ko ci fekk parce que simplement jege nañ président de la République et aussi la même chose gis nga ci syndicat yi nga xamante ni defuñ lu neex directeur ba dàq na leen on donne toujours le cas de Ismaïla mi nga xamante ni moo doon def l'une des meilleures émissions ci espace audiovisuel muy dañ kumpa ak xel du doy dañ koo écarté ñoom it ak ñeneen ñoo xamante ni ñu ngi fi donc président de la République il faut que moom it mu taxaw wax ñi nga xamante ni ñoo ay ñoñam ñu bàyyi dictature bi nga xamante ni moom la nekkee ci service public de l'information parce que ëtt yooyu ñoom moomuñ ko dañ fa ñëw fekk fa ñeneen tey institution la dañ ko fay war a bàyyi ci nam gën a rafetee affaire Bamba Kassé bi moom liñ ci wax dara du ci dëgg dàqagun ko parce que simplement moom moo jël décision depuis 2020 daal di suspendre son salaire moom nag mi ngi xeex ak ñoom ci wàllu yoon vidéo gu dossier bi mënoo taxaw ci télévision nationale naan dàq nga ko c'est pas bien tout à fait gis nañ ko quand même ay liggéeykat yoo xam ne ñu ngi ci presse bi di dund ay jafe-jafe wax nga ko Chérif dañoo defoon quand même taxaw seetlu bi ci situation bi am foofu ci Le Soleil ñu lay jaajëfal bu baax a baax Chérif ñu wéyal info matin jàll ci xibaar yi ci tënk ak Cheikh Tidiane